jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu baax di leen jaare ñu ngi nii tey encore ci fii ci Fass Cekkeen xam nga ne campagne bi ñu ngi leen koy toppal saa su ne tey nag caravane bu mag la fi kii di xam ne mooy Seet Seck organisé fii ci dëkk bi di Fass Cekkeen waa Fass Cekkeen yëpp génn tey ànd ak moom am na ñeneen ñi jee ko ci yeneen i dëkk yeneen i village yi bokk ci commune bi ñëw tey jàppale ko li ci wax nag mooy wër quartier yi xam ne moo nekk ci commune bi wane seen doole mais itam fësal seen programme bi xam ne moom lañ nar a bu ñu leen dénkee dëkk bi di Fass Cekkeen moom lañ nar a déroulé pour dëkk bi jëm ci kanam gis ngeen ko nag nit ñi bëri nañ caravane bu yaatu na vraiment lépp nag liñ ci bëgg rek mooy fexe ki fi nekk nee nañ ñu jëlee ko fi teg fi xam ne mooy Seet Seck bi xam ne tey yaakaar nañ ne bu ñu ko fi teg dëkk bi jëm kanam mbokk yi ngeen topp ñi ñu may leen tuuti ci caravane bi biñ paree taal nañ suñu micro kii di ki xam ne mooy Malick Gueye nekk ci liste bi mais itam biñ paree ti waxtaan nañ ak candidat bi xam ne moo fi nekk di Seet Seck bi xam ne moom mooy tête de liste defar sa gox fii ci commune bu Fass Cekkeen kon ñu bàyyi leen rek ngeen xool caravane bi. biram ba mbiri la Fass ñëpp dafa jox seen nopp Cekkeen mbaara ba jàngam ñëpp dafa jox seen nopp Cekkeen bu dubbel ñëpp dafa jox seen nopp yow mi ngam ba kolanto ñëpp dafa jox seen nopp yow biram ba mbiri la Fass ñëpp dafa jox seen nopp Cekkeen mbaara ba jàngam ñëpp dafa jox seen nopp Cekkeen bu dubbel ñëpp dafa jox seen nopp yow mi ngam ba kolanto ñëpp dafa jox seen nopp yow kolanto bu mag ba kanda ñëpp dafa jox seen nopp kaba ba tamit mbir ñëpp dafa jox seen nopp yow bàyyi ba jekk mbir ñëpp dafa jox seen nopp ba ñuy suba geer waaw bëgg ñu xiif bëgg ñu mer ñu mar jeunesse bi ñoo ngi am mbégte bu baax a baax ñu ngi nuyu borom dëkk bi ñu fekk fii di nuyu imam bi di am mbégte tey bi ñu ubbee sunu campagne ñu gis jeunesse bi déterminé wu ñëw ànd ak sunu le futur maire muy imam Seck mi nga xamante ni tey booy nee naa booy wër ci département bu Koungheul candidat bu baax boo jëlul maam Seet Seck doo am candidat bu baax candidat boo xam ne social ci lépp loo koy xaar ci développement di nga gis maam Seet Seck kon yéen ndaw ñi nga xam ne tey yéen a am engagement bi ak détermination bi sunu xol dafa sedd ndax bu ndaw soxlaa moromu ndawam jug di ko gunge dafa yombul ci mim réew ndax ndaw yu gëmante yombul kon lii ñu am nii nañ ko sante sunu borom ñi ngi gërëm sunu mandataire Omar Sall mi nga xamante ni jàmbaaru fàkk tëdd la di gërëm ki nga xamante ni mooy Makam Ba nekk jàmbaar ju xamante ni du tëdd du nelaw ngir développement wu commune Fass Cekkeen may ñaax jigéen ñi ñun bu ngeen gisee ñu engagé wu fas yéene soppi li fi nekk mooy dañ leen yërëm mooy yéen a ngi ci xolli mi yéen a ngi ci teen yi yéen a ngi ci lépp te comme ni ñuy gisee waa Dakar tey war nañ leen mën a defar formation yu xamante ni mun ngeen defar seen eau de Javel mun ngeen defar seen saabu ko jaayante yéen seen biir loolu moo tax ñun ñu jël engagement bu mat sëkk ngir yéen bokk ak yéen coono yi ngeen nekkee jëlee fi ki nga xamante ni tey mënatul ku mënatul na dem toog koy xaar ci sunu papa yi ñu fekk ko fii tey lépp lu mu ñaan yàlla dina ko nangul ndax du dem ci lu xamante ni li muy wax du ko gëm kon daal jàpp naa ne comme taalibe seex la sunu papa la sunu nijaay la comme ni ko monsieur le maire di waxee na dem fay ay boru virdam ak boru naafila yi mu yor te bàyyee ñu commune bi ñu ànd ak yéen développé commune Fass Cekkeen ndax tey fii rek ngay wër mu ne man maa jiite 33 maires yi nekk ci région de Kaffrine maa ngi koy dégg démb bi muy menacé kon yéen ndaw ñi am leen fulla naan su ngeen ma falee bu ngeen ma wotelee dina baax mais bu ngeen ma woteelul lépp lu ngeen gis xam leen ne yéen la wan leen ko balaa mu leen koy wan da ngeen ko koy wan ne ko na dem toog noppalu kon jàpp naa ne menace bi muy def ak xaalis bi muy jaay ne moom day joxe 1 million doomam day joxe 1 million bañ leen loolu ñun kenn mënul ñu jënd jàpp naa ne bu doon ne xaalis la ak saakoob ceeb ñun du ñëw taxaw fii te ndaw ñi ma gis fii muy dëkk yi ne si commune bi yëpp na ngeen engagé wu le jour si le 23 bu ngeen xëyee suba teel dem leen jëli mag ñi
jëli ndaw ñi ngeen dem voté ji ngeen wan leen carte bi loolu mooy fulla ji mobilisation bi jaar na yoon lool waaye lépp solo mooy na ngeen pas-pas bi na ngeen ko yóbbu bala 23 heures bi ñu àndee ko nii ciblé ñëw fii si bu chef de village ànd ak moom wan ko ne ko jël nañ victoire bi loolu mooy li am solo loolu mooy li am solo kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu teew yëpp seen engagement en tout cas ñun ak yéen benn lañu ñoo ngi si combat bi ànd si ak yéen pour changer fi li fi nekk changer ko rek moo ñuy jural njëriñ parce que teeni nit ñaa ngi root su ngeen demee ba ngeen gis muy gas forage si këram ngeen xam ne nawloowul leen su ngeen demee ba mu leen di wax xaalis nawloowul leen su ngeen demee ba mu leen di tudd doomam nawloowoo leen ndax doomam taxaw na xas leen fi te yéen ñëpp yéen a ngi ko doon dégg ne seen baayam ba muy liggéey seen baay ngi tëdd di nelaw kon nag nañ ko wan ne ko ñun nag màgg nañ te dañoo bëgg bu ëllëgee ñu ànd ak ñoom fal sunu maire Mame Seth Seck ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sama baay sama sëriñ mi toog di siyaare samay doomu baay di siyaare sama rakku papa yi nekk ci koñ bi yëpp di siyaare waa Fass Cekkeen yëpp di leen nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm tey nag lii dafa nekk bés bu am solo ci ñun ndax tey dañuy ubbi suñu campagne électorale tey fii ci Fass Cekkeen ngeen gis fi li ngeen gis tey nii muy bés boo xamante ni bu am solo la ci coalition ànd defar sa gox di coalition boo xam ne yéeneem bëgg-bëggam lépp mooy sensé xarkanam bu Fass Cekkeen ci fànn yu bari ci njàng ci wér-gi-yaram ci taxawu ndaw ñi góor ak yu jigéen yi ci wàllum ndox wàllum courant wàllum infrastructure ak lépp loo xamante ne aw askan daf koy soxlawoo donc loolu mooy li nga xam ne suñu coalition bi moom moo ko tax a jóg ngir ëllëg si biir bu ngeen ñu fale Fass Cekkeen mën a bokk ci commune yi nga xamante ne ëllëg si biir bu ñu leen di cité dañ leen di cité ci Sénégal loolu nag yaakaar naa ne tey yéen dèjà taxaw ngeen ci ba pare ndax lii ñu fi gis nii tey mbooloo mii wax dëgg yàlla képp kuñ ne dinañ la fal ci kàttanu yàlla dinañ la fal donc kon nag ñuy waxaat ne suñu baay suñu sëriñ ñu ngi sàkk ngeen ñaanal ñu ñaanal coalition defar sa gox ñu dugg ci élection yi ci jàmm waaye génn ci ak jàmm te it yàlla suñu borom defal ñu ci ndam may waxaat ne comme ni ngeen ko xamee ñun ku ñu xam-xam ne nitu jàmm lañ jàmm la ñuy woote jàmm la ñuy woote ndax njabootug jàmm dong ñoo ñu topp te suñu sañoon ni ñu àndeek ñun nii ñu commencé ci jàmm noonu la ñuy delluwaatee seeni kër ci jàmm kon nag lépp loo xamante ni dafay bijji xuloo ak xeex nañ ko teg ne la amulul ñun njëriñ li ñu amal njëriñ mooy dal yar teggin le 23 yéen ñëpp ngeen jël seeni carte dem ci bureau de vote yi teel a dem lool te votel ñu loolu kese mooy combat bi amul leneen xulooloowuñu kenn saagaloowuñu kenn xeexloowuñu kenn tekkiwul ne dañoo ragal ñun ku ñu xam ak mbooloo mi xam nga ne ku ñu moytu rek jàmm lañ bëgg ku ñu moytu rek jàmm lañ bëgg parce que nag la ñu jëm daf ñoo yitteel xam nañ ne xët-xët duñu ko may xuloo duñu ko may xeex duñu ko may dal moo ñu koy may moo tax wax dëgg yàlla ni ngeen gisee mbooloo mi ak nu ñu bëree ak nu ñu dalee war ngeen xam ne lii du liggéeyu tey liggéey bu yàgg la kon nag na ngeen continuer ci yar ak teggin bu ñu leen ko xamee woon bu leen wane dara loo xamante ni dañ leen ciy xeeb bu leen wane dara loo xamante ni day tax ñu yab leen bu leen wane dara loo xamante ni day tax ñu leen di saaga wala ñu leen di tuutal ñu ngi leen xamee ci fulla ak ci fayda continuer leen ci xeex boobu noonu ba yàlla suñu borom may ñu ndam. dañ leen bëggoon wax tuuti ci suñu programme ndax nag dama jàpp ne képp koo xamante ni da ngay laaj ab gox war na nga wax leen suñu la joxee gox bi naka nga koy bëgg a yoree dafa bokk ci suñu programme suñu commune bii di commune bu Fass Cekkeen njàng mi daf fi sooxe lool ci département de Koungheul juróom-ñeenti communes yi fi nekk yëpp am nañ ay CM muy collège ba mu des commune bu Fass Cekkeen jàpp naa ne priorité la suñ ñu falee ñu fexe ba njàng mi ñu indi ci coppite goo xamante ni xale yi
dinañ jàng li ñu war a jàng képp ku bëgg a jàng daara ñu taxawu la nga jàng daara képp ku bëgg a jàng français ñu taxawu la nga jàng français ñu def pexe ba nga xamante ni dinañ def politique de sensibilisation boo xamante ni fii ak ay at yu néew ñu mën a am collège comme ni nga xamante ni noonu la ko suñu naatango yi communes yi amee. wàllum santé aussi ci suñu programme bokk na ci poste de santé yi fi nekk dinañ leen renforcer seeni plateau médical ba mu méngoo ak jamono dinañ am nañ yéene aussi tabax yeneen poste de santé fu mel ni soonu kër Omar Bun fu mel ni kër Serigne Ndiabel ñu ngi fay tabax benn poste boo xamante ne waa dëkk ba ci seeni moyen propre lañ koy defee fas nañ yéene yàggali poste de santé boobu noonu équipé ko def fa ambulance lépp lu fa war a am ñu def ko fa ci wàllum santé. ci wàllum infrastructure bëgg nañ su ngeen ñi fale commune démembrement wu état la dinañ dem ci état bi taxawu leen ba nga xamante ni yoon yi dina doy ci commune bi courant bi dina doy ci commune bi ndox mi dina doy ci commune bi. ci wàllu emploi des jeunes ndaw ñi ku ne xam na ne bu ñuy wax bassin arachidier département de Koungheul mooy xol bi dañu gis ne su traite jotee ay baana ñooy bàyyeekoo Nioro Dirib ñëw fi installé wu fi indi seen xaalis di fi liggéey xaalis di jënd suñu gerte gi di ko xolli di yóbbaat ci seen ko soon mu leen di jural xaalis bu bëree bëri loolu ñun man war nañ koo mën a defal suñu bopp dinañ gunge ndaw ñi taxawu leen ci utal leen ay machine xolli gerte gunge leen ci ay financement ñuy jënd gerte gi bu mbay ñoree di ko xollil seen bopp di ko jaay fi nga xamante ni fa lañ ko war a yóbbu jaay loolu gis nañ ne dina créer emploi ci ndaw ñu góor ñi ak ci ndaw ñu jigéen ñi li ñu am programme boo xamante ni moom lañ bëgg a yoree Fass Cekkeen dama ne yaatu na beneen bi ñu ci gën a ñor mooy transparence ak bonne gouvernance parce que nag dama ne transparence ak bonne gouvernance mooy loo xamante ni bépp commune boo ko fekk sa xel mën naa rafet ne développement dina fa am ndax mooy dàq corruption mooy dàq def lu ma neex moo fiy jëlee aussi lii nga xamante ni moom lañ fi ragal ne commune Fass Cekkeen fa la ñu bëggoon a yóbbu mooy dévolution monarchique bàyyi falu ba mu neex ko mu bëgg a jox doomam loolu nag lañ jàpp ne bonne gouvernance fekk mu ngi fi loolu du fi am transparence fekk mu ngi fi corruption du fi am donc ci piliers yi lañ bëgg a sukkandiku pour changer xar kanam bu Fass Cekkeen loolu laa amoon loo xamante ni bëggoon naa leen ko ñamal ci programme bi ñu am te jàpp naa ne nag lii ma leen jox war na naa doy sëkk ci programme donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf di leen wax ne campagne bi ubbi na tey fii ci Fass Cekkeen incha allahu rabbi suba bu ñu xëyee dinañ dellu ci terrain bi mais lépp ci kaw jàmm ak salaam le 23 suñu borom defal ñu ndam ñu gañe góor gi fi nekk yóbbu ko nag mu dem toog noppalu ji loolu donc lañ doon wax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ngeen ko mbir maa ngi noonu dégg ngeen seet sekk ay kàddoom ki fi nekk dafi war a jeekoo parce que mag la ak yeneen i kàddu yu xam ne yëkkati na ko teg ko ci ndodd gi xam ne moom mooy El Hadji Modou Dieng bi nekk fii ci dëkk bi ànd ceeg El Hadji Malick Gueye bi xam ne tamit bokk na ci liste bi ak yeneen i nit ñi génnoon biñ ci amee ndigalu kilifa yi xam ne gis ngeen ko am na ay ñaan yi xam ne yëkkati nañ ko fa ñaanal ko coalition bi mais tamit ñëpp ñu si àndoon tamit ñëw nañ wër mbeddi Fass Cekkeen yëpp ci coalition ci caravane bu mag a mag bi xam ne organisé nañ ko mbokk yi lii rek lañ lay demee ci biir campagne bi dañ leen ko toppal ak yeneen i candidat fii ci biir dëkk bi jërë ngeen jëf